Yo, Salam alaikum, la famille. MD King la, aka Daj Marto, aka Banlieusard. Tey nag ñu ngi ci suñu 11e numéro Jamla Hip Hop di leen wax ne wéy leen di abonné te activer cloche notification bi. Yow tey nag ñu indi un groupe en deux muy daara ji ak daara ji famille buñ ci jugee ñu indi li bees buñ ci jugee nag am leneen li nga xamee ni lu bees la ci émission bi muy photo de la semaine nag nekk na benn photo boo xam ne nii képp koy xam ne amateur hip hop la boo gisee di nga jàpp sa gémmiñ parce que photo boo xam ne nii mosoo yaakaar ne moom la boo bëggee xam photo bi nag kan la ak ñan la seetaan la émission bu mu jeex di nga xam kan mooy photo de la semaine loolu mooy rubrique bi si bees waaye nag balaa ñoo wax dara dañuy jëli suñu générique te ñëw dugg ci bétu émission bi yeesaay. ginnaaw bu ñu jëlee suñu générique ba ñëw dañuy wax ci émission bi mooy un groupe en deux nag mooy ni ma leen ko waxee woon sànq ci présentation bi mooy daara ji ak daara ji famille dañuy njëkk ci daara ji mu nekk benn groupe boo xam ne en année 1995 1994 ci la groupe bi juddu 1990 fekk ñu ngi ànd lu jiitu loolu ñu nekkoon benn groupe boo xam ne bande d'amis la bande d'amis boo ko déggee mooy ñoo xamee soit que bokkoon nañu koñ wala bokkoon nañu école xam nga ñuy ànd seen biir groupe bi nekkoon ndongo ji Fada Freddy et Lord Alaaji Man groupe bi ñu doon ànd bokkoon au school ba 1994 lu jiitu xam nga ci rap judo bi rap judo nag ñoom ñu gis ne war nañu mën a fonder groupe pour def rap wala pour def hip hop ci lañu fonder groupe intitulé ko daara ji di liggéey fondé wu na ci moment boobu di liggéey ba 1998 ñu génne seen premier album tuddee ko daara ji même groupe bi moo porté même nom album bi groupe bi bokk na ci seen staff seen manager Moustapha Diop ñu bëri war nañ ko mën a xam mu nekkoon directeur technique u 2STV léegi jóge 2STV mu nekk TFM xam nga après loolu amoon nañ benn DJ bi ñuy wax DJ Baye Souley daara ji di góorgóorlu ci album boobu mu génne di ci liggéey yaakaar naa ne sax ci morceau bi nga xam ne moom laa gënoon a remarqué ci daara ji mooy mënuma tiit mënuma wéet yaakaar naa ne son boobu amateur hip hop yi old school yëpp xam nañu son boobu ak daara ji xam nga mu nekkoon ci seen album ba 1999 un an d'après ñu génnewaat beneen album muy xalima je pense que ne am na son bi naan xale bi capp na daa xalima capp na daa mën naa ci raa fi mu ne mën naa ci daa xalima capp na raa son boobu yaakaar naa ci la bokkoon 99 xalima ba 2003
2003 nag ci la mbir yi xew 2003 ci la ñu génnee Boomerang yaakaar naa ne mooy album bi nga xamee ni moo taal daara ji au niveau international waaye tamit moo vécu problème yi nga xamee ni moo dugg ci daara ji après album bi parce que yaakaar naa ne boo leen fàttalikoo clip bi ma def ci bas d'écran bi moom moo nekkoon titre album bi mooy Boomerang après Boomerang boobu ci la ñu gagné ay énorme de projet yi nga xam ni moo génnee daara ji Sénégal yóbbu ko au niveau international festival yu bari ñu def international album bi moo ko def mooy Boomerang boobu nag bi ñu demee seen ay projet yi nga xam ne am nañ ko ay festival international États-Unis Espagne France fu nekk ñu dem fa ci àdduna bi di teewal Sénégal bi ñu defee seen retour nag ci 2003 boobu noonu ci la ñu am ay ñàkk a déggoo ci ñàkk a déggoo yooyu noonu ci la Lord Alhaji Man quitté daara ji bi mu quitté daara ji nag daara ji fondé waat beneen groupe muy daara ji famille bande d'amis devenu bande de famille muy daara ji famille mu ngi fondé waat en 2003 bi ñu amee seen ay problème ba Alhaji Man quitté nekk ci leneen ñu fondé wu daara ji famille mu nekkoon Fada Freddy ak ndongo daara ji famille nag li ko waral mooy ñoom ci kenn am na ku ci sëy cousinu kenn gi loolu moo waral daara ji famille parce que am nañ bëri dañu dégg daara ji famille yaakaar ne seen ànd ak seen xaritoo gu yàgg moo def loolu non ba 2010 daara ji famille génne premier album muy School of Life ci la génn daara ji famille di liggéey bi School of Life génnee après ku nekk sax def nga fi ay quelques singles solo mais teew dañu resté collé kon ne daara ji famille di liggéey yaakaar naa ne si la Fada Freddy génn di def ay live am ay cover am wala muy def ay acapella am ndongo daara ji tamit taxul mu toog moom si la génne woon son bi nga xam ne si la defoon ci moom la defoon environnement di wax ci affaire mbalit ak environnement bi ba 2016 ñu génnee Foundation tamit nekk album boo xam ne liggéey nañ ci liggéey bu am solo après 2016 si la ñu génnee Yaama Télé nekk benn album boo xam ne tamit mën naa ne promotion bi dafa des parce que am na ñu bëri ñoo xam ne ni xamuñu Yaama Télé School of Life bi moo gën a am rumeur que Yaama Télé bi ci dund maanaam ci dund daara ji ba daara ji famille lépp ñu ngi ci génnee 6 albums 3 albums ci daara ji 3 albums actuels ci daara ji famille ba tax na clip bi nga xam ne moom laa dawal yaakaar naa mu ngi bokkoon ci School of Life bu 2010 xam nga yëpp ñaari clip yëpp dinaa ko def lien bi dinaa ko def ci description bi ci suuf ngeen tàppe ko dem seetaani ko muy daara ji ak daara ji famille xam nga loolu lañ fi amoon buñ fi jógee tamit dañuy ñëw ci li bees waaye balaa ñoo ñëw ci li bees dañuy jëli suñu générique te ñëw doog a ñëw ci li bees. yow ginnaaw biñ ñëwee ci li bees li fi bees tey nag yéen a ma gën a xam ni muy demee am nañ fi benn niggeuse bi mooy Karbala génne dox ci leer
dox ci leer album bi génn na ngeen jëndi ko comme ni ma ko waxoon ci 10e émission bi xam nga ngeen dem jëndi ko ñu support hip hop ñu support rappeurs yi dox ci leer sa waay def ci lu bëree wax ci lu bëree dox ci leer Karbala buñ jógee ci dox ci leer dañuy ñëw ci benn programme bi nga xam ne ni ñëpp xam nañ ko muy Samba Peuzzi di tëgg le 31 décembre esplanade bu Grand Théâtre Samba Peuzzi na hip hop yëpp dem support ko def liñ ci war a def xam nga di sant tamit duñu fàtte show of the year bi réussir na programme hip hop yi ñu ngi am ñoom yëpp ñu ngi am li ñu leen di wax mooy Samba Peuzzi mu ngi nii 31 décembre esplanade bu Grand Théâtre ticket yi mu ngi noonu ci suuf ngeen jënd ko feesal hip hop comme la ma leen waxoon rek hip hop mu ngi def li mu war a def kon ñun fans hip hop yi wala amateur hip hop yi nañ def tamit li ñu war a def dem jënd ticket yi feesal programme mu gars yi xam nga buñ jógee ci loolu yëpp nag lii daj dëbb gi si la ñuy dëkk muy photo de la semaine nag dama leen di bàyyi ngeen seetaan ko après ñu ñëwaat tàggatoo xam nga yes photo bi mu ngi nii photo bu yéeme photo bi man moo gisee sama xol dafa sedd parce que polémique bi entre Ngaaka Blindé ak Dip Doundou Guiss photo bi dafa nice xoolal ni ko Ngaaka Blindé tegee loxo ci mbagg mi xam nga dafa rafet quoi nag émission bi nag abonné leen te activer cloche notification bi te xam ne nañ fi indi ay surprise yu bëri nañ fi indi ay surprise yu mag a mag ay photo yoo xam ne nii xam nga photo yu doy waar xam nga loolu la woon suñu 11e numéro MD King la woon aka Daj Marto Jamla Hip Hop 11e numéro ba beneen yoon peace love yokkook ndam bonne fête di ñaanal ñëpp Noël bu dal jàmm 2022 indi ay xéewal xam nga ba ñu toog di fàttaliku 2021 2020 2022 indi xéewal yu mag a mag yoo xam ne dañu toog di ko fàttaliku peace love sama gars yi abonné leen te activer cloche notification bi Jamla Hip Hop la yow dëpp studio fii la